Chers internet yu Ken Bougoul TV dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook 24 heures yéenekaay yi mu dellusiwaat ci coono gu métti nga xamante ne askan bi doon nañ ko dund ci seen service téléphonique yi di Orange Free ba ci Expresso yéenekaay bi ñu xamal ne ARNTP ñëw na dal seen kaw ñoom ñëpp dal leen di xamal ni seen réseau yi nga xamante ne ni baaxul benn yoon ci réew mi faaw ngeen jubbanti ko te li ni mel sax du seddee noonu yéenekaay bu ubbi ci xët bi yaatu tey leeral ni ñoom ñëpp la ARNTP avertir ba nopp daal leen amaan alal gu takku teg leen ay taxes yu diis ku ci mel ne Expresso Sénégal lu ëpp 1 milliard de francs CFA lañ ko sanctionné Free lu ëpp 2 milliards de francs CFA tel lu tolloog 16 milliards de francs CFA yéenekaay bi ñu xamal ne dara waralul sanction yi lu dul rek ñàkk qualité gi nga xamante ne ni ñoo ngi koy jox askan bii rawatina nag ci biir réew mi L'Info yéenekaay ubbi ci xët bu yaatu ne mauvaise qualité bi nga xamante ne nii day suñu réseau mobile yi moom la ñuy jox moo tax jamono ji Orange Free ba ci Expresso waa ARNTP sanctionné lañ leen sanction yu metti yéenekaay bi ne sanction yi kay ca kam gën a metti moo di waa Sonatel ñoom ñu amaan lu ëpp 16 milliards de francs CFA Free topp ceeg 2 milliards 500 millions Expresso soog a ñëw ak 1 milliard de francs CFA yéenekaay bi dellusiwaat ci lan moo tax ARNTP mi di sanctionné réseau mobile yi yéenekaay bi di ñu xamal ni waa ARNTP dañoo tënk ci article 177 bu code de communication électronique bi nga xamante ne nii moom moo imposé réseau mobile yi ñu daal di jox qualité bu baax waaye booy xool suñu réseau yi seen 2G baaxul 3G bi baaxul ba ci 4G bi sax baaxul sénégalais ci naqar dëgg la ñuy nekk suba ngoon guddeeg bëccëg ak naxaate lii nag la ñu bëgg mu dakk laaj xubin yéeni kaay ne li mënul dakk kay jamono ji moo di suñu facture yi nga xamante ni ba léegi si mu ngi yéeg yéeni kaay bi ne donte état bu Sénégal jël na ay mesures ci lu mel ne luyaas yi prix denrées alimentaires yi ba ci prix gasoil yi waaye teewul ba léegi si amagul effet ndax askan bi ba léegi si nii yëgaguñu wàññeeku bi yéeni kaay bi ne gis nga coow li nag ca kaw rek la nekk waaye boo demee ci terrain bii ba léegi si gasoil mu ngi cher denrées alimentaires yi fa mu taxawoon wàcc ko ba ci luyaas yi ba léegi si askan bi ñu ngi leen di noor réew mi quotidien moom ubbi xët bu yaatu jagleel ko wàllu politique yéenekaay bi dellusiwaat ci kaddu Khalifa Ababacar Sall mi nga xamante ne ni ki démb lañ ko invité woon ci RFI moom Khalifa Ababacar Sall di dëggal candidature am ci élection présidentielle yi la ñu jëm ci atum 2024 Walf Quotidien di ko dëggal ne élection présidentielle atum 2024 yi kay Khalifa Ababacar Sall xamal na Sénégalais yépp ne ma dinaa nekk candidat moo xam ñu amnistie ma moo xam ñu ñàkk ma amnistie yéenekaay bi dellusiwaat ci coowu amnistie bii nga xamante ne ni jamono ji jàpp nañu ne président de la république Macky Sall fas yéene na koo joxe ci Khalifa Ababacar Sall Karim Wade mii waaye Khalifa Sall def na ay révélation yu rëy ci invitation bi nga xamante ni defoon nañ ko ci RFI ne man musuma sàkku amnistie ndax ba tey ji awma leen loo xamante ni moo ma tere nekk candidat ci élection présidentielle yi la ñu jëm le temps mooy yéene kay di ko dëggal ne fi mu toll nii kay patron taxu Sénégal ci boppam wan na askanu Sénégal gii ne fa ma nekkoon démb fa laa nekk ba léegi Khalifa Ababacar Sall ci biir yéene kay bi di xamle de man dinaa dëggal sama candidat ci élection présidentielle atum 2024 yi ñu jëm Khalifa Sall ñu laaj ko ci troisième mandat wu Macky Sall bii muy xëccu moom njiitu taxaw Sénégal di xamle ci biir yéene kay bi ne gis nga Macky Sall mii waroon na mën a profité ci invitation bii ñu ko defoon ci RFI wax lu leer lu askan bi mën a dégg te jàpp ko waaye moo ko tey di wiiri wiiri ak ñun moo tax gis nga fitna gu mën a am ci Sénégal gi na ko wóor ne moom moo ko sookee ndax warwarloo gii muy def ci troisième mandat gii duñ ko may Khalifa Ababacar Sall di ñu nettaliwaat liberté provisoire am bi nga xamante ni sàkkuwu ko benn yoon moom Khalifa Ababacar Sall di sàkku ci askanu Sénégal gi yépp ñu bennoo tey waajal élection locale yi ñu jëm ndaxte lu am solo la ci ñun Direct News ne élection locale yi kay ci këm am solo dëgg kay moo di Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ni jamono ji yëgul benn yoon jàppale no leader yi nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar yéene kay bi laajte est-ce que Abdoulaye Diouf Sarr mii nag waa Benno Bokk Yaakaar seen làmm yu rëy yu nekk ci média gi yépp nag dëgg-dëgg ñoo ngi koy jàppale yéene kay bi ne lii moo jommal ñëpp ndaxte fi mu toll nii booy xool meeting yi nga xamante ni Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi koy def cee wéet ci suñu benn leader boo xamante ni mu ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar bu ko ñëw soutenir yéene kay bi ne coow li ca kaw la ne ndax Abdoulaye Diouf Sarr mii bëri na ci ñoo xamante ni ay leader la ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar yéene wuñ ko position bi nga xamante ni Macky Sall moo ko jox yéene kay bi dem bay làkke sax ne Amadou Ba mi nga xamante ni moom mooy coordinateur national bu Benno Bokk Yaakaar est-ce que ca dëgg-dëgg mu ngi soutenir Abdoulaye Diouf Sarr mii Vox Populi de kii soutenir Abdoulaye Diouf Sarr kay moo di président de la République Macky Sall mi nga xamante ne nii ñëwaat na ci coow troisième mandat bi nga xamante ni fi mu toll nii yëngal la réew bi yéen kay bi dem ci ëttu politique yi taataan xalaatu yenn ci ay leader ki mouvement bu ñenn ñi jàppee ne Macky Sall mii day wiiri wiiri ci troisième mandat bi Déthié Fall moom la mu xam ne ci biir yéen kay bi moo di Macky Sall moom ci boppam sax xam na ni bés bu fi imposé troisième mandat dañ koy génnee ca palais ba loolu moom amul sax ay waxtaan amul dafay wiiri wiiri amul dafay naxaate ñun ñoo ngi koy xaar ba mu dëggal candidature am ci élection présidentielle yi ñu jëm askan bi ci boppam ñoo koy fekk ca palais génnee ko fa Moussa Sarr di responsable LD ci biir yéen kay bi di xam le ne Macky Sall ku dégg kàddoom yi mu yëkkati ci RFI da xam ne bougéwul ci position ba mu jëloon ci atum 2019 kon nag coow li jaru muy bari ci troisième mandat bii Mohamed Diagne bokk ci pôle présidentiel ci biir palais di xam le ci biir yéen kay bi ne gis nga opposition bi ñoom seen jëm bopp ñoo war a xam seen bopp toog seen place ndax du ñoom ñooy imposer Macky Sall mii mu wax ci troisième mandat bi bés bu ko safee moom président de la République dana jël ay décision mu wax ko kon nag nañ ko may jàmm en tout cas ki mu wérte wóor na dina bokk ci élection présidentielle yi mu di Khalifa Ababacar Sall moom ci boppam moo dëggal candidature am ci élection présidentielle atum 2024 yi yéen kay bi
ñu xamal li Khalifa Ababacar Sall ci émission bii mu doon def ca biir RFM ci la dëggalee candidature am moom Khalifa Ababacar Sall di xamle ci biir yéenekaay bi ne bu ñeen ñi jàppee ne élection locale yi ñu jëm mooy premier tour élection présidentielle atum 2024 man loolu gëwuma ko li ma gëm ba gëm moo di élection locale yi élection boppam la waaye nag lu am sens la ci askanu Sénégal gii ñu jël seen responsabilité moom Khalifa Ababacar Sall di leeral askanu Sénégal gii yépp na musuma demandé ñu amnistie ma ndax musuma sàkku sama emprisonnement te sama génnu prison tam sàkkuwuma ko kon nag ka ma génnee ci prison bi moom mooy wax waxu amnistie waaye man kenn mënuma tere doon candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm Sud du Quotidien ne attention de bu ñu maytul ci vendredi gi tey ji Ndakaaru jaay gi dana tàng jër ndax waa Y'en a marre seen marche bi nga xamante ne nii tourné nañu fépp ki Sénégal fas yéene woon ko def préfet bu Dakar mu jéem leen koy interdire yéenekaay bi di ñu xamal ne àjjuma ak tey jii de bu ñu maytuwul Ndakaaru jaay gi dana tàng jër ki violent ndax waa Y'en a marre yi fas yéene nañoo marché par force te ni ki tey jii ci àjjuma gi ci suba gi dinañ def seen point de presse l'évidence yéenekaay ubbi ci xët bu yaatu ne manifestation bu rëy kay la waa Y'en a marre mi fas yéene woon a amal tey jii ci àjjuma ji waaye préfet bu Dakar daf leen ko mujjee interdire yéenekaay bi da gis nga waa FRAPP ak waa Y'en a marre fas yéene nañoo jàkkaarloog préfet bi def seen marche par force te ni ki tey jii ci suba si dinañ def seen point de presse yéenekaay bi des ci lan moo tax préfet bu Dakar bii daal di interdire marche bu Y'en a marre bii ne en tout cas dañuy ragal mu di mu rax politique ndax ñi nekk ci opposition bi fi mu toll nii ñoom ñëpp pare nañu pour dem ci manifestation bii fi mu toll nii waa Y'en a marre taxaw nañu temm dëggal seen manifestation bii ne dañ koy amal par force mu neex ak mu naqari préfet bu Dakar bii waaye nañ leen bàyyi ñu marche nañ leen bàyyi ñu manifester réew mi tamit kenn xamatul réewu démocratie lam lan la mbas waay suñu njiit yi baax nañu yendoog jàmm ba suba ak jàmm inshallah yéen ñi bëggoon a xam ana fan la ñuy jaayee produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ñuy yellu di leen wax adresse baa ngi noonu bu ngeen ñëwee fii ci résidence am bu bees bi nekk ci poste Thiaroye ci arrêt table Tivaouane suñu ay numéro 77 602 15 63 76 378 17 ñi nga xamante ni dañoo am cas yu urgent ba mënuñoo xaar mën nañoo woote ci numéro bi di 77 030 48 40 ñu bamtuwaat ko 77 030 48 40 bu ngeen wootee ci yile numéro di ngeen jot ndaw yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy wan leen ana nan ngeen di def ba mën a agsi ci bile bërëb bés yi nga xamante ni moom la kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy di consulter talaata àllarba alxames gaawu dibéer bi nekk bésu sàkk pexe bu delloo ci rendez-vous privé yi kii di kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy daal dina leen di sàkkal ñaari bés muy altini ak àllarba bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi